asalaamaaleykum mbokk yi ñooy seetaan fii ci Star TV ñu am mbégte kontaan te dellu si waat ak yéen ci xibaaru marax yi ngeen ànd si ak Seydou Camara laata ñoo jublu ci faram fàcce yi dañuy njëkk a dem seeti xibaar yi gën a fees. coronavirus bi nag sonal na waa Janjanbureh lu aju ci wàllu gan yi dee faral di dem gane ci seeni dëkk boobu nga xamante ne géej gi moo ko wër. Gambia seeni njiit bi nag di Excellency président Adama Barrow xamal na ñi mu àndal ci mbootaay bi la di ECOWAS ne daal benn tey ñoom ñu ngi fulal koppar bi la ñu tuppee ci ECO bi te nag war nañoo fexe ñoom tamit ñu def loolu ba koppar yooyu ñu mun koy jëfandikoo. Youth Empowerment Project bi nag jamono ji tàmbali nañ di dooleel ñi nga xamante ne ñuy yëngu ci wàllu business bi fii ci biir réew mi pour ñu gën a am yokkute ci seen business bi ñuy def ci réew mi. ci xibaaru bitim réew yi foofule ca réewu Ivory Coast nag téye nañ terrorist leader bi nga xamante ne rek jaakaar nañ ne bokkoon na ci cong bu ñu defoon ci seen boora bi mu am ñu bari ñu si ñàkk seen bakkan. foofule ca International Criminal Court bi nag seen prosecutor bi nga xamante ne moo yore woon case bu aju ci kii di Laurent Gbagbo ak jóori nañ buñ dénkoon lu aju ci wàllu ndaw yi nag appel na di wane ne bàyyi bi nga xamante ne moom lañ bàyyi ñaar ñi la ci tuuma yi leen tuumaloon loolu nag moom daf koy daaxal te nag dafa bugg a pour néegu attekaay ñu delluwaat ci atte yooyu pour ñu mun a tëj Laurent Gbagbo ci ñaawteef yooyu mbokk yi xibaar yeeg yeneen xibaar ngeen teewlu ñu jublu ci faram-fàcce. mbokk yi su ko defee rek ngeen teewlu ñu jublu ci faram-fàcce yi bala ñooy dem ci xibaar yi nag dañuy dem seeti press release maanaam bataaxal yi nga xamante ne rek am nañ ko fii ci biir kër gi buñ nag sukkandekoo ci buntu bu yaralu aju ci wàllu paj meeg wér gu yaram gi indi nañ bataaxal di wane ne daal dafa am ay nit yi nga xamante ne rek toll nañ ci ñeenti nit yu rëcc nag ci airport bi gannaaw bi nga xamante ne rek bokkoon nañ ci roppalaan bu dal ci airport bi niki ñaar fukki fan ak ñaari ci weeru juin bi ñu nekk SN Bruxelles nag moom moo leen indi fii ci biir réew mi léegi nag ñoom dañ leen waroon a yóbbu ci bérébu béréwakaay yi waaye nag gis nañ ne ci téeméer ak ñeent fukki nit yu nekkoon ci roppalaan yooyu nag am na ñeent ñi nga xamante ne ñoom dañoo daw rëcc ci airport boobu ba looloo waral nag mënuñ leen a quarantaine fii ci biir réew mi ñeneen ñooñu nag jàpp nañ ne am na ñaar ñi nga xamante ne rek jotaat nañ ci ñoom ndaxte kenn ki nag moom moo mujjee dem jébbal boppam ci buntu bu yaralu aju ci wàllu paj meeg wér gu yaram gi keneen ki nag nee nañ dañ ko boole gannaaw bi nga xamante ne rek faram bi moom moo ko daal di rëccalloo ci airport bi léegi nag téye nañ leen ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci loxo ñi nga xamante ne ñoo nekk Ministry of Health mu di buntu bu yore lu aju ci wàllu paj mi ak wér gu yaram gi ministry bi tamit continuer di xam ne ne nit ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo bokkoon ci SN Bruxelles flight boobu maanaam roplaan boobu te nag ñu rëcc nañ fexe delloo si waat seen i bopp ci buntu bi mu di Ministry of Health bu fekkee ne mënuñ loole nag nañ yëkkati seen téléphone ñu call ci 1025 su ko defee dinañ leen ñëw jël si ndaxte ni leen daal bu fekkee ne nangu ñoo dem wane seen i bopp daal ñu ngi amee seen i tur yi ak seen i place yi dëkkee yëpp ci seen i documents yi loolu nag dinañ ko tasaare ci buntu xibaar yi wala boog ci media bi su ko defee nag ñu daal di leen arrest fii ci biir réew mi buñ sukkandekoo ci bataaxal bu bàyyeekoo ci Ministry of Health mu di buntu bu yore lu aju ci wàllu paj mi. beneen bataaxal la ñuy dem seeti rek bu bàyyeekoo ci Ministry of Tourism and Culture mu di buntu bu yore lu aju ci wàllu gan yi gën a ci biir réew mi ak aada ak cosaan bi nekk ci réew mi ñoom nag ñu ngi dàqalu xibaar bu ñuy laam-laamee di wane nag lu toll ci fanweer ak juróom-ñett tomb juróomi million dañ ci jot nag ñu daal di ko luumal fii ci biir réew mi ñoom buntu bi nag nee nañ loolu amul benn yoon fii ci biir réew mi ndaxte nee nañ xaalis boobu nag dañ ko waroon a jël ñu daal di ko duggal ci 5 ecologistes yi nga xamante ne war nañ koy samp fii ci biir réew mi maanaam ay béréb yoo xamante ne rek béréb la yu nit ñi gën a nit ñuy gën a ci fii ci biir réew mi béréb yi ñu war a toogee bu ñëwee ci réew mi nag wax nañ ne loolu lañ ko war a sampee wax nañ ne loolu nag dina am foofale ca North Bank Region foofale ca Conkling Forest Park bi Central River Region Sutuma Samba foofale ci Upper River Region Ñaana Bantang ak Arafat nekk sa Central River Region wax nañ ne béréb yi le foofu lañ war a sampee tabax yooyu te xaalis boobu nag foofu lañ ko war a dugal nee nañ projet bi nag tàmbali nañ ko balaa jàngoro coronavirus bi di dugg si fii ci biir réew mi comme nag lu ñuy laam-laamee di wane ne ministry bi mu di Ministry of Tourism and Culture dañoo jël xaalis bi nag ñu daal di ko lugal fii ci biir réew mi wax nañ ne loolu amul ndaxte seen projet bi daal tàmbali nañ ko sax fii ci biir réew mi ndaxte dañ jël mbir mi ñu daal di ko jébbal ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ñi nga xamante ne rek jamono ji
ñoom ñooy yëngu ci wàllu tourisme bi mu di Gambia Tourism Board ñoom ñoo joxe contrat yi gannaaw bu nit ñu bari ñëwee di sax contrat boobu nag ñu tànn si ki nga xamante ne moom moo yelloo contrat bi ñaari ko jox te mbir mi tàmbali na fii ci biir réew mi kon nag buntu bi mu di Ministry of Tourism and Culture ñu ngi daxalu kaddu yooyu nga xamante ne ñu ngi leen koy waxal fii ci biir réew mi su ko defee beneen bataaxal bi nga xamante ne dinañ ko seeti nag mooy bataaxal bu bàyyeekoo ci nguur gi bind ko nag di government spokesperson bi mu di Ibrahima G Sankare moom nag mu ngi daxalu wala li ñuy laam-laamee ci biir réew mi di wane nag nguuru réew mi dañoo am nangutoo pour dooleel lu xeet ak wàllu góor jigéen ñi ak jigéen ñi dee tëdd ak jigéen ñi ñu gën koo ràññee ci li di gay lesbian bisexual and transgender fii ci biir réew Gambia wax na nag nguuru président Adama Barrow bi ñoom nag dooleeluñ loolu benn yoon te nag ràññewuñ ko fii ci biir réew mi continué nañ nag di wane ne dañuy bañ loola fii ci biir réew mi ndaxte am na ñuy wax ne président Adama Barrow nguuram gi nag dañoo nangutoo ne dañuy dooleel góor jigéen ñi ci bataaxal bi nag Ibrahima G Sankare mu ngi wane nag nguur gi amul benn yoon bi nga xamante ne nangutoo nañ pour dooleel góor jigéen yi fii ci biir réew mi loolu nag ñu ngi koy dàqalu bu baax a baax mu ne président Adama Barrow nag depuis bu mu jëlee nguur gi dafa fes yéene pour gën a dëgëral waaye tamit gën a yokku démocratie bu nekk fii ci biir réew mi respect lu aju ci wàllu ak yelleefu doomu aadama yi ak li nga xamante ne moom lañ tuppee ci li rule of law mu di luwaay yu tëral fii ci biir réew mi mu ne loolu bokk na ci lu président Adama Barrow di liggéey ak tamit press freedom maanaam taskatu xibaar yi ñu moom seen i bopp def seen liggéey nu mu waree constitutional due process ñu topp li nga xamante ne moom la téere réew mi santaane ci luwaay yi fii ci biir réew mi kon nag ñu ngi wane ne ñoom ñu ngi ñaawlu di daaxalu xibaar yi nga xamante ne moom la ñuy laam-laamee ci biir réew mi di wane ne nguuru réew mi dañoo am nangutoo pour dooleel góor jigéen ñi bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bi tamit ñu ngi wane ne amul benn yoon bi nga xamante ne nguuru président Adama Barrow yi toog nañ ak waa bitim réew nangu ne dinañ dooleel góor jigéen yi pour ñu àggee leen ay koppar pour dimbale réew mi loolu tamit ñu ne ñu ngi koy dàqalu ci bataaxal boobu su ko defee dañuy dem rek seeti xibaar bi nga xamante ne rek mu ngi aju ci waa Janjanbureh foofule ca Janjanbureh nag jamono ji jafe-jafe lañ fa nemmeeku ci nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa dee faral dañoo di gane si mooy lu aju ci wàllu tourisme bi ndaxte Janjanbureh nag lu aju ci wàllu aada ak cosaan bi fa nekkee daal waral na gan yu bari buñ ñëwee dañ dee faral di dem foofule ca diwaanu Janjanbureh waaye nag niki ren ji nag am nañ jafe-jafe ci nit ñuy gane si li ko waral mooy jàngoro coronavirus bi ndaxte kat ci àdduna wërngal képp jafe-jafe nag nemmeeku nañ ko ci nit ñi dee faral di dem gane si ci place yu nu mel Star TV nag doxantu nañ foofa seet béréb bi jot nag ci jafe-jafe yi nga xamante ne waa Janjanbureh am nañ ko ci wàllu tourisme bi dañuy teewlu Omar Tunkara ci xibaar boobu. jàngoro corona bu mu dooree ci réew mi jafe-jafe rek la dural réew Gambie rawatina ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu business bi ak aada ak cosaan ba tax na foofu la sa Janjanbureh kin gën a ràññi si takkatiiti mi nga xam ne ràññee nañ ko ci wàllu cosaan réew mi te mu dee faral di amee jëmbeem di ko tëgg foofule ca Janjanbureh ferry crossing point bi moom nag wax na foofu jamono ji jafe-jafe yi nga xam ne nag mu ngi koy jànkuwanteel waaye it foofu it dafay faral di waxtaan ak nit ñi si jéego yi nga xam ne mën nañ koy jël pour mën a moytandiku si jàngoro corona bi ci kàllamba soose Lamin MB Keita ñu gën koo ràññee si takkatiiti ràññee nañ ko ne moom ku xarañ la si wàllu taarix ku Janjanbureh Mr Keita nag wax na ne daal bu jàngoro corona bi dooree ba tey wàllu gan yi gën a si réew mi am na si jafe-jafe parce que nag jàpp na ne touristes yi nekkuñ di ñëwaat foofu la sa Janjanbureh te loolu tax na ba amatuñu koom-koom moom Mr Keita wane na ne moom bàyyi la bu am fukki bant ak ñeent te ëpp doole si koom-koomam mu ngi koy jëlee ci wàllu tourisme mooy gan yi gën a si réew mi maanaam tubaab yi nemmeeku Janjanbureh waaye ren nag loolu doxatul président bu Janjanbureh Tours Guards Association te mu nekk nag ndaw bi nekk ci communauté bi Aïssatou Foun moom it tamit andi na leeral si li jëm ci wàllu tubaab yi nga xam ne dañ daan faral di dem foofu la sa Janjanbureh mu ne corona bu mu dooree ba tey jile foofu nag kenn demul foofu nemmee ko foofa te loolu dafa andi jafe-jafe seen liggéey ci interview bi nga xam ne nag am nañ ko ak Minister of Tourism and Culture di Amat NK Bah mi amee wàllu aada cosaan ci réew mi mu ne corona bi dafa jur jafe-jafe ci réew mi waaye nag dina am tuuti ci as tuut koom-koom boo xam ne dinañ ko yëkkati jox ko ñi nga xam ne nag ñoom ñoo lekkaloo wala bokk ñoom ñoo bokk ci jëwrinam bi Gambie nag jàpp ne seen koom-koom daanaka ëpp doole bi ñu ngi koy jëlee ci wàllu touristes yi ñëw ci réew Gambie te boo xoolee tamit nag ñi fay liggéey bari nañ lool waaye nag mbas mi bu mu lembee àdduna si ba tey jile tëj nañ booda yi te ba tax na business bi ci boppam doxatul am na ñu bari nga xam ne nag ñàkk nañ seen liggéey yi te koom-koom bu ñu daan am nag ñàkk nañ ko te loolu nag jur na ab loraange foofu la sa Janjanbureh it loolu moo fa dal ñi fay nekk di yëngu ci wàllum tourisme secteur bi. Omar Tunkara, Star TV News.
jaajëfal Omar Tunkara ci xibaar boobu rek Youth Empowerment Project bi mu di yàpp ñoom nag yëkkati nañ ab ndimbal daal di ko àggee nit ñi nga xamante ni ñuy yëngu ci wàllu business bi pour seen business bi nag gën a dox fii ci biir réew mi ñu am yokkute gis ci seen i bopp bokk na ci ndimbal yi ñu àggee nag mooy waruwaayu ñetti tànk ak waruwaayu ñaari tànk yële mu di tricycle ak e-bikes ak lii di bicycle si nga xamante ne jël nañ ko ñu daal di ko jaarale ci Ministry of Trade Industry Regional Integration and Employment muy buntu bi nga xamante ni ñoo yore lu aju ci wàllub njënd ak njaay mi ak ñi nga xamante ne rek li nga xamante ne mooy liggéey yu ñuy liggéey fii ci biir réew mi xibaar boobu dañ say teewlu Omar Tunkara. Youth Empowerment Project mooy projet boo xam ne dañ ko jagleel ndaw yi pour dooleel leen ren nag am na ndimbal bi nga xam ne àggee nañ ko ndaw réew mi ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu jula mi Gambie nag ñu ne ñu ngi am jafe-jafe ci wàllu seeni koom-koom li ko waral nag mooy jàngoro corona ba mu dooree ba tey jile ñi si gën a sonn nag mooy ñi yëngu ci wàllum njaay mi rawatina ñoo xam ne nag business yi ndaw lañ am maanaam julay ndaw yi ndax ñoom tey jii amatu li ñu jaay ñeen daan soppalaay amatuñu ko koppar yi ñu daan am amatuñu ko te seen marché yi ñu daan jaayee sax mënatuñ fay jaayee yu bëri nag jamono ji lent na leen te moom mooy gàkka-gàkka yi nga xam ne am nañ ko ci jamonoy corona bi ndimbal bi nga xam ne nag àgg nañ ko gaay mooy waruwaay juróom-ñetti waruwaay yi nga xam ne nag ñetti tànk yi la am yoo xam ne nag juróomi solar power tricycle sa maanaam solar machine yi nga xam ne ay ñetti tànk lañu ñu am tamit fukki cycle ak ñetta yoo xam ne dañ ko jox gaay ay compagnie si nga xam ne ay ndaw nag ñoom ñoo fa nekk di yëngu ñeneen nag ñu yëngu ci njaram njur ci ndaje moomu nag EU ambassadeur ci réew Gambie Attila Lagos moom nag wane na ne mbégte la ak kontaan si ñoom parce que xalaat bi li leen si tax a jóg nag moom mooy pour jàppale ndaw yi ci réew mi ñoo xam ne amuñu liggéey ak ñi yëngu ci wàllu business bi parce que nag gis nañ ne ren business bi nag am nañ si jafe-jafe maanaam njaay mi daal am nañ jafe-jafe bu jàngoo corona bi dooree ba tey jile Minister of Trade Regional Integration ak Employment mooy Lamine Diop moom nag wane na mbégte ak kontaanteem ci ñii di European Union ak International Trade Center si taxawaay bi nga xam ne nag ñu ngi koy def pour jàppale ndaw yi ci réew mi ak nguur gi ci boppam ndax mu ne ndaw yi réew mi am na liggéey bu am solo boo xam ne nag ñu ngi koy defal seen réew rawatina nag ci wàllu dem ak dikk bi waaye tamit nag ñu ngi jàppale gars yi pour nag ñu mun a muñ si waxtu corona bi nga xam ne nag ñu ngi si ci ak kàddoom tamit wane na ne bagage yi nga xam ne nag àggeen nañ ko gars yi dina leen jàppale bu baax a baax waaye tamit dinañ ut yeneen fànn yi nga xam ne dafay tax dañuy yokku xam-xamu ndaw yooyu nga xam ne nag ñu ngi yëngu ci wàllu jula bi ci réew mi Jareetu Jallo mi nga xam ne moom moo jiite compagnie bi ñoo ooyee yónni ma Iran moom nag ci ay kàddoom ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jot ci bagage yi nga xam ne nag àggeen na leen ko sant nañ gërëm European Union ak ñi nga xam ne ñoom la gaay lëkkalul ba mun a jot ci bagage yooyu moom Jareetu nag mu ngi dooleel ndaw yi pour nag ñu dugg ci wàllu njaay mi mooy business bi nag ci réew mi bokk na si compagnie si tamit yi nga xam ne nag njëriñoo nañ ci bagage yooyu mooy Farm Fresh yónni ma Iran Tesito Navigate Solutions FAT Dex Logistic Company ak Young Poultry Farmers moo ndaw yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum njaayam jur seen mbootaay mi Youth Empowerment Project mooy yëpp projet la boo xam ne EU ñoo si dugal seen loxo ci lëkkaloo bi nga xam ne nag ñu ngi ko def ak nguuru Gambie bi ak International Trade Center ak Ministry of Trade Industry Regional Integration ak Employment Ministry of Youth and Sports tamit bokk nañ ci te li yëpp li na si tax a jóg moom mooy pour yokku xam-xamu ndaw yi ba ñu am métier ibbi leen buntu yi nga xam ne dafay tax ba ñu am liggéey waaye tamit ci liggéey yooyu nañu mun fay amee koom-koom Omar Tunkara Star TV News. mu nga ko mujjanteelu xibaar yi fii ci biir réew mi su ko defee nag ñu jàll dem seeti xibaar yi bitim réew yi foofu ci réewu Ivory Coast nag ni ki altine wan nañ ne nag téye nañ ki nga xamante ne rek ab njiit la ci terroriste yi ndaxte terroriste yi nga xamante ne wan nañ ne ñoom ñoo defoon cong boobu ci seen booda bi ñu gën a ràññee ci booda post bi nga xamante ne moo nekk foofu la ci biir di Kafolo nekk seen digganteeg réewu Mali wax nañ ne terroriste yooyu nag seen njiit bi téye nañ ko gannaaw bu nga xamante ne rek am na ay réet yi nga xamante ne def nañ ko terroriste boobu nag jamono ji wax nañ ko yóbbu ci etu attekaay su ko defee ñu daal di ko attee seen defense ministre bi muy jawrin bu yore lu aju ci wàllu kaaraange bi ñu gën ko ràññee ci kii di Ahmed Bakayoko moom nag déggal na xibaar boobu di wane ne téye nañ ki nga xamante ni moom moo nekk njiitu terroriste yooya jamono ji nag mbir mi dinañ si gën a def ab njàngat def si ay gestu ñu méngale ko commanda bi nga xamante ne téye woon nañ ko ci biir réewu Mali ci cong yi nga xamante ne defoon nañ ko foofa léegi nag ñu jàpp ne jamono ji daal dinañ gën a yaatal mbir mi pour képp ki nga xamante ne am na ci loxo daal ñu mun lay jot ci biir li di réewu Ivory Coast ndaxte cong boobu ñu defoon daal am na lu toll ci fukki soldat yi si ñàkkoon seen i bakkan mu am juróom-benn yu si jële woon ay gaañu-gaañu mbir mi nag mu ngi xewoon ci weeru juin fukki fan ak benn yi Ivory Coast ñaawlu woon ko bu baax a baax waaye jamono ji nag wane ne ku jiite woon mbir mi téye nañ ko niki altine biñ weesu foofu la ci Ivory Coast nag géej nañoo am ñaawteef yu nu mel depuis weeru mars atum 2016 gannaaw bi nga xamante ne rek songu nañ seen béréb bi nga xamante ne rek mu ngi ci tefesu géej gi ñu gën koo ràññee ci li di ak Grand Bassam resort bi ñu rey fa lu toll ci fukki nit ak juróom ñeneent
International Criminal Court bi seen prosecutor bi ku yore keesu Laurent Gbagbo bi ak joorinam bi nga xamante ne moo yore woon lu aju ci wàllu ndaw yi ci nguuram gi foofa ci réewu Ivory Coast ñoom nag sàkku nañ pour ñu daal di delloowaat atte bu ñoo attee Laurent Gbagbo ak joorinam boobu ci néegu attekaay bi leen di International Criminal Court bi ci tuuma yi ñu ko tuumal ne daal moo yëkkati fitna bi ci réewu Ivory Coast ba lu toll ci ñetti junney doomu aadama nag ñu ñàkkoon si seen i bakkan gannaaw buñ ko daanee ci presidential election yi mu bañ ne daal du jóg joxe lenge yi président Gbagbo Laurent Gbagbo former président bu réewu Ivory Coast ak former ministre bi mu di Charles Blé Goldie ñoom nag atte woon nañ leen ci International Criminal Court bi foofa nag atte biñ leen atte nag gis nañ ne dañoo teggi tuuma yi ñu laloon ci seen i ndodd yi di wane ne amul wéeruwaay yu doy yu ñuy teg rek pour déggal tuuma yi ñu leen tuumal waral na nag bàyyi nañ leen waaye néegu attekaay bi nag dafa wane ne gannaaw bu ñu leen bàyyee ci weeru janvier atum 2019 nag léegi dinañ téye seen passeport yi ba loolu waral duñ mun a bàyyi réewu Belgium dellu si waat ci seen i biir réew ndaxte loolu bokk na ci sarta yi nga xamante ne rek moom lañ sukkandiku ba bàyyi leen ñoom ñaar ñooñu léegi nag prosecuteur bi moom loolu daf ko métti muy wane nag dina ko àggee néegu attekaay bi pour ñu appeler mbir mi su ko defee ñu attewaat Laurent Gbagbo ndaxte Laurent Gbagbo am nañ wéeruwaayu day wane nag fitna bi moom moo ko waral ci biir réewu Ivory Coast te nit ñu bari ñàkk nañ ci seen i bakkan Laurent Gbagbo nag jamono ji dafa am yéene pour bokkaat ci élection yi ci réewu Ivory Coast su ko defee ñu dénkaat ko réew mi mu daal di ko jiite ndaxte ñu ànd ak moom daal nee nañ dañ ko bëgg a indiwaat ci réewu Ivory Coast su ko defee ñu daal di ko def seen candidate samp ko sànnil ko karta su ko defee mu am ndam jiite waat réewu Ivory Coast ci élection yi nga xamante ne war nañ koy waajal ñu ngi koy waajal waaye nag jamono ji ñu seen xam-xam màcc ci wàllu politique bi nee nañ bu Laurent Gbagbo dellu si waatee dugal loxoom ci wàllu politique bi daal dina gën a indi xaajaloo ci politique bi ci biir réewu Ivory Coast jamono ji nag Ivory Coast seen président bi di Alassane Ouattara moom moo jiite nguur gi depuis bu mu jëlee lenge yi ci Laurent Gbagbo ci élection yi ñu defoon nag ci atum 2010 ba sax fitna bi la juddu woon si lu toll ci ñetti junne nit ñàkk si seen i bakkan moom Alassane Ouattara nag benn tey moom moo jiite réewu Ivory Coast te ñu ànd ak Laurent Gbagbo wax nañ ne Alassane Ouattara ak nguuram gi daal dañ leen a beddi bu baax a baax boolewuñ leen dara ci biir réewu Ivory Coast mbokk yi mu jëm teelu xibaar yi fii ci biir kër gi Star TV ñu am mbégte kontaante ci seetaan bi leen ñaax pour ngeen continuer di safoo Star TV seen xarit seen soppe seen doomu ndey Seydou Camara di leen doon àggee xibaar yi Basirou Sall nag moo ñu nekkal ci caméra bi di jaajëfal Mbaye Mbuub ci machine bi jërë ngeen jëf wasalaam